des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si leneen lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. man daal mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon na dugg seen bopp. moo ma xiir ci loolu. ah président ne waaye rek yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur mu ne ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon kon loolu de wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di jeudi le 19 août 2021 ñu ànd ko ak soxna Rama Diagne ak Ahmadou Diop képp koo xamante ne bëgg nga ñu déglu mën nga télécharger application bi sunu kër FM képp ku bëgg a participer ci émission bi mën nga wootee Skype rajo sunu kër RADIOSUNUKER wala nga woo ñu ci WhatsApp 951 318 95 25 soxna Rama Diagne asalaamaaleykum. asalaamaaleykum Ndiawar Diop asalaamaaleykum Mamadou Diop asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Sénégalu diaspora bi fépp fu ngeen nekk rek maa ngi leen di nuyu yéen a ngi ci waar wi maa ngi leen di nuyu buñ koy lim bu jeex fépp fu ngeen di nekk di daan seen doole Rama Diagne mi jaar ci rajo sunu kër di leen nuyu di leen ñaanal yàlla mi nga xam ni moo mën a sàmm te ku mu sàmm nga raw yal na leen yàlla musal ci mbas mi ngeen yokku ba yëg ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Serigne Touba barke Serigne Abdourahmane Mbacké sama Serigne sama wasila yàlla na leen ci dégg rek di doy di ñaanali suñu mbokk ya nekk Sénégal yal na affaire bi gaaw raxasu dans le monde entier sans exception ñaan nañ ko yàlla te yàlla loo ko ñaanee loo dëggulu rek mu fekk la ca lu may fàtte nag aussi Ndiawar ñi tëdd ci hôpitaux yi am ñoo xam ne fi ñu toll tey Ndiawar wax mu yegg yàlla rek moo ko xam ñi ngi sonn boole des hôpitaux yoo xam ni indigne
pour ces gens-là ñu rester foofu te amuñu fu ñu dem. Car ils n'ont pas les moyens de se faire transférer nuñ koy wax ci à Paris ou bien en Amérique ou bien ailleurs. Ces pauvres gens-là. maa ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla gunge yëkkati leen. amiin yaa rabbal alamin amiin ba mu ba nekk souvenir bu ci ñoom. amiin deuxièmement di wax ni ñi nga xam ni jalis bi metti na ci ñoom nga war sama kër fi ma dëkk nii benn maa ngi dend ak benn jalis. ndeysaan damay jooy nga war xam nga lu tax may jooy. dañ leen di yeb ci seen oto ambulance. indi leen ba fii. ñu jalis leen ba mu neex. ñu dellu ba mu neex te daal seen kër. allahu akbar. Njawar lu tax ku nit ku ñuul amul sens Njawar. kooku dinañ ci ñëw. ma ñaanal du ma fàtte mukk ni lu am lu neex rek am na lu naqari kaso yi. ni ngeen ñu yokkale arméeri Pikine yi bañ naan sama suuf sama gox. eh bien suma kaso Sénégalais yi aussi ngir yàlla yokk leen kaso yi. parce que bu ngeen amul woon xellu xalaatu yokk kaso yi. feebar bi sax war na tax ngeen yokk kaso yi ngir dimbale leen pour ces gens-là qui se collent comme ça nu war a mën a jàpp maladie bi. seet leen ko ci seen bopp rek seet leen ko ci seen bopp bu ñu leen defoon ci kaso tey corona bi fekk leen fa. réellement vous pensez que vous allez sortir dedans. déedéet du ngeen ci génn. faw ngeen positif. comme seeni doom ak seeni rakk ngeen di tëj. te man dama ni kaso jombul kenn Njawar. kon le monde est devenu fou. dañuy tëj ñi nga xam ni ndeysaan ñooñu ils sont pas tëjables. bàyyi ñi nga xam ni nan ni nguur yi les gros caïmans ñu war leen a tëj duñ leen tëj le monde est à l'envers Njawar. waaye yal na yàlla gis na ko teg na ci bëtam yal na yàlla raxas lii. yal nañu toog ba muy nekk fàttaliku. yàlla nañu dem ba vraiment mu nekk loo xam ne di am mbégte la ci Sénégal yëg naa ko sentir naa ko. damay tëjee rek ni jukkeegu ma damay tëjee ni. yéena moom seen carte. bu leen kenn njuuj njaaj. dem leen ngeen jëli ko arraché ça. s'il le faut ngeen arraché ko. parce que loolu dong moo ñu mën a sauver. wallaay dëgg la. loolu dong moo ñu mën a sauver. ce n'est plus ku mel ni Njawar ak ku mel ni Ahmadou Diop wala mel ni Soxna Rama wala ku mel ni les liveurs ñoo fi toog di leen waxal lii yàlla bu la mayee sens. tàccu la da ngay fecc. dem leen jëli ko def li leen war àddina ni ñooyi jàmm ni ñooyi espérons la inshallah kaddu ga ngoo. Ahmadou Diop asalaamaaleykum wa rahmatullah dama koy fàtte nag des fois di ko jox moom it mu nuyoo Ahmadou. waaw asalaamaaleykum Njawar Diop. waaleykum salaam. asalaamaaleykum Soxna Rama Diagne. la Linguère l'Amazone. waaw Rama Diagne. waaw la Linguère. maa ngi leen di siyaare. waaw. loolu siyaar Jóoba juba surtout Black Joor bi. alhamdulilah rabbil alamin. maa ngi nuyu sénégalais yi ak sénégalaises yi. tous les auditeurs ak auditrices. fu mu mën a nekk ñi nga xam ne ñoo nuy déglu. parce que du Sénégal rek ñoo nuy déglu. waaw yeneen ñi ngi nuy déglu. kon yegg si leen ci jàmm. ci suñu rajo bu mag bi seen rajo bu mag bi de renommée internationale. la première radio panafricaine nekk ca Californie. waaw alhamdulilah rabbil alamin fii mooy assemblée nationale. fii la ñuy faram fàccee mbir mi. di ci indi ay solution di ci indi jàngat. di jéem a yeen nit ñi di leen teg ci yoon bu baax. ñun loolu rek moo tax a jóg leneen taxu noo jóg. ndax am na ndax bu dul woon loolu am na leneen loo xam ne la ñuy wax. waaye noo ngi bay suñu waar ci tool bi loolu la ñuy ñaanal Sénégal ak sénégalais yépp ñu jafandu ko ci loolu. ñu foqar ci seeni intérêt. lank kandaare jafandu ci ku ne indi ci sa gis-gis. doo am lenn looy naqarlu wala ngay tiit ndax boo nekkee ci dëgg waroo tiit. bu demee nag ba nga xam ne booy wax dëgg da ngay tiit kon danoo alko wala leneen moo fi nekk. kon asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu nuyu mbokk auditeurs yëpp comme niñ ko waxee Soxna Rama da nga laajte benn question bu am solo pourquoi nit ku ñuul sonn. waaw. te sans nous les colonies la France n'est rien et ne sera rien. saa ñu demee ba jaxle ci ñun la ñuy gestu saa ñu demee ba seen entreprise yi am ay problème ci colonie yi la ñuy dem obliger les chefs d'État ñooñu nga xam ne presque ay gouverneur dong lañu dañuy gérer rek ñun mais ñun France moo ñu moom
ñooñu la ñuy yónni ñu jël ay entreprise française jox leen ay business ndax ñooñu am koppar bu ñu mënee résoudre les problèmes en France loolu rek lañ ñuy doyee de ñun ñooy sonn waaye France du sonn parce que France am na fu mu wéeru ci ñun la wéeru léegi nag ñun ñoo war a seet ndax ñun dañu bëgg a bàyyi ay gouverneur parce que dañu ñu wax dañ ñoo jox indépendance rek mais ñun ñëpp xam nañu ne amuñu indépendance déedéet ñun ñëpp xam nañ ko parce que français bi ba léegi nii ni ñu defe woon 4 communes yi dégg nga Dakar Rufisque Gorée ak Saint-Louis ni ñu ko defoon nga xam ne citoyen boobu mooy vrai citoyen mooy mën a bénéficier wu te ca jamono jooju français yi fees dell ci réew mi fu ñu dajeeg nègre bu leen neexee ñu dóor ko pes suñu jabar yi waaw suñu jabar yi doon seen mindaan yi mais loolu fan la changé loolu changé wul ba tey di ñoom dañoo wax ne dañuy laaj suñu indépendance ñu ne jox nañ leen ko daal di replier wu seen dëkk xam ne fexe nañu ba rey bañkat yi fexe nañu ba seeni doom dootul duggatu école ñu jël ñeneen ñoo xamante ne ay baadoola la ñu woon ñoo xamante ne tekk ñu woon dara ci dëkk bi ñu jël seeni doom recruter leen dugal leen ci ay école jël mbir mi dénk leen ko xam ne bu ñu toogee seen dëkk te dóoratuñu kenn du tee ñoom li ñu bëgg am dinañ ko am soxna Rama dóor dafa metti de laaj ko bi fi ñër wi toog bëggee rey nit ñi rek dóor dafa metti de booy dóor nit da ngay yëkkati sa loxo di xàcc di dóor da ngay sonn boo demee nag ba am ku lay dóoral comme ci temps esclavage tubaab bi bu dóoree bu yàgg sax day sonn mujj gi dañuy dem wut ay nègre yoo xam ne ñoom ñooy dóor seeni moroomu nègre léegi nag noonu la ñu koy defee ak sunu colonie ak France ay nit la ñu wut ku résister ñoom ñoo lay indil ay problème fu mu toll nii boo saagaa France mais Ahmed Khalifa Niass ñëw na fii ci rajo bi ñu invité ko mu ne moom ba mu lakkee drapeau France dañ koo tëj kaso Semi Keba ba mu xottee ba mu ne France CFA jël benn wala Sidi déedéet dama juum Sidi Lamine yàlla ko yàlla xare Ahmed Khalifa Niass jël benn 500 Kémi Seba taal ko gouverneur France ñëw yónnee gars yi jàpp ko te gars yi dañoo def ne bu ñu nee gouverneur France mooy président de la république déedéet gars yi dañoo yore seen homme ci structure de l'État parce que France bu demee bay jël ay ministre de l'intérieur du Sénégal wala ministre des affaires étrangères du Sénégal di leen takkal ay médaille d'honneur soxna si nga war a laajte ne ñooñu lan la ñu ban service la ñu rendre France ba France di leen décorer gars yi non seulement dañuy recruter président bi mais dañuy recruter ñeneen nit ñoo xam ne ñooy topp ci ginnaawam bu ko président bu deful sax ñeneen def ko ñooñu nag nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñooñu ñooy make sure mooy faire tout ba nga xam ne France sa part du gâteau da koy jot en tout temps ci réew mi moo xam ci ay contrat la moo xam ci punir ñu contre France la dégg nga moo xam ci ay privilèges yu ñuy jox ay français yu ñëw ci réew ma français yi ba tey ñu ngi yore ay services yoo xamante ne buñ ko yóbboo biir Sénégal mooy gën a dox buñ ko yóbboo France te pourtant des fois ay d'autres nègres la ñuy recruter de d'autres nègres de service ñu nekkal leen de ñoom ñu tëdd France ñooñu di liggéey français yi di ko jariñu ñu defe ne ñoom ñu ngi def faveur fekk loolu lenn rek moo ko waral mooy la pauvreté extrême nga nekk Sénégal ñëw di liggéeyal France di jël alalu sénégalais yi muy dem France comme ni ko Orange di defee comme ni ko sunu politiciens yi di defee di sàcc alalu réew mi amuñu kuñ koy dénk lu dul les banques françaises ñuy tabax ay hôpitaux ku am insuffisance rénale ñu faj la jëli la sa dëkk indi la ba ca laboratoire ba defal la li ñu lay defar delloo la yóbbu ko te loolu le citoyen sénégalais mënul am sax dialyse for free xam nga yii moo jara wax yii mooy yu sew yi nga xam ne lii nii duñu koy wax lu bari te lii rek moo jara wax moo jara wax maa ngi dégg Ousmane Sonko di ci wax lu bare maa ngi dégg Guy Marius Sagna di ci wax lu bare lii rek moo jara wax parce que ñun bu ñu doon am loolu bu fekkoon ku dem hôpital feebar sa baay feebar wala sa yaay nga xam ne dañoo
am na ñoo xam ne seen yaay dañoo sommé ba retraité amuñu dara income maanaam revenu buy ñëw par weer ñu nar a dee comme des rats dans les maisons di feebar ñii mënuñu saw ñii am ay cancer ñii insalubrité bi moo leen feebar ñii pauvreté extrême bi moo tax mënatuñu lekk ñëpp seen po yi tafu seen yax yi français yi di duuf rek di duuf parce que dañuy lekk ba dañuy dem ba xoolal ñu leen di def loo ay régime te li ñuy lekk yëpp jógewul fenn lu dul ci colonie yi soxna Rama li ni boo ci réfléchir doo mën a doon lenn lu dul révolutionnaire doo mën a mooy nit ñu ñuul ñi nga xamante ne ñoo nekk Afrique du Sud di xeex pour leur survie mooy nit ñu ñuul ñi nekk Brésil di xeex pour leur survie mooy nit ñu ñuul ñi nekk Amérique ñi ñuy jàpp di leen tëj ci kaso bi alors qu'ils ne font que 12% de la population alors que dans certaines prisons ils peuvent faire jusqu'à 80% des prisonniers te ci population bi ils ne représentent rien en matière de pourcentage mooy africain yi nga xamante ne dañoo nekk seen dëkk toog ci ay gaz ak ay pétrole toog ci suuf su nangu bay ko ba pare jël ko dajale ko yóbbul ko Union européenne ñuy lekk te àddina moo tax nit ku ñuul am na lu bari loo xamante ne moom moo ko teg boppam parce que nit ku ñuul wóoluwul nit moroomu nit ku ñuulam te gis nga nit ku ñuul li ko yàlla nattoo wala mu nattoo ko boppam mooy ku am alal rek lay déglu wala ku tekki dara boobu la waaroo da ngeen di àndandoo nekk ci ay problème kenn taxaw di réfléchir ne yoon wi wuñ ci jàppee dañ ciy génn comme ni ko Cheikh Anta Diop doon defee dañ koy abandonné ba mu jaare fa dee àddina comme ni ñu def Martin Luther King nga xam ne bi fi nit ñu ñuul ñu sonne du ñu voté du ñu bokk ak tubaab yi ay restaurant du ñu bokk ak ñoom ay douche du ñu bokk ak ñoom école du ñu bokk ak ñoom université ni bis yi bu tubaab di dox à gauche boo naree dajeek moom yow nit ku ñuul da ngay jéggi tali dem à droite ñu obligé leen ko kooku ba mu koy xeex nit ñu ñuul la ñu yónnee ñu rey ko ñoo bondé loolu la ñu def Malcolm X noonu la ñu def Marcus Garvey sonal ko ba tëj ko kaso même ci biir Amérique bi fii di ko jiiñ fraude moom Marcus Garvey nga xam ne moo doon développé théorie boo xamante ne dafay wax nit ñu ñuul ñi nañu dajaloo dellu Afrique liggéey Afrique parce que am nañu expérience te tey ba tey jii nii tubaab yi bëgguñu nit ñu ñuul ñi dellu Afrique dañuy développé ay théorie yoo xam ne dañu naan nit ñu ñuul ñi nekk ci dëkk yi occidentaux yi que ni africains yi ñoo leen jaayoon seen maam yi ñoom bëgguñu leen di développer cette idée là ba ñun nit ñu ñuul ñi ak ñi nga xamante ne ñoo jóge Afrique bëggantewuñu ñuy créer ay anecdotes yu xam ne dañuy dévaloriser ñuy xeeb suñu bopp di wax ne gëmuñu suñu bopp bu tubaab ñëwee ñu wàcc suñu lal jox leen ñu tëdd te ñun bu ñu ñëwee seen réew ñu ñuy tufli di ñu dàq ñoo bondé c'est les pauvres occidentaux ñoo ñëw suñu réew yi di fa wut lu ñu am di fa wut des débouchés gars yi riche bu ñu ñëwee du ñu wax ak ñun de ñun suñu chef yi la ñuy waxal suñu chef yi exécuté ñoom li ñu bëgg créer leen seen entreprise rënal leen ko ñoom ñu toog ci ay hôtel 5 étoiles récupérer seen xaalis jëlaat avion dem du ñu wax ak un noir. demal Saly moom nañu Saly de Saly de surtout Sénégal. waaye les pauvres blancs yi nga xam ne mënuñoo réussir seen dëkk yi ñoom lambar yi ñëw di roccaatu li nga xamante ne moom la sénégalais yi di lijjanti sénégalais rënal leen seen entreprise ñoom tamit ñu ñëw jël seen mbir dem seen yoon te loolu nga leen di defal doo ko defal sénégalais soxna Rama ni ku ñuul fépp la sonne fépp. àddinaam yëpp daf ko sonn du début jusqu'à la fin. waaye nag li ci ëpp ñoo ko teg suñu bopp. yàlla teguñu nattu day ànd ak nattu yoo gis day am loo xamante ne yaa koy causé yàlla soxorul yàlla jugul rek ne nit ñu ñuul ñi dañuy sonn seen vie yëpp kenn gisu ko fenn. xam na yàlla dana ko soppi. gis nga Thomas Sankara ma ko doon def. yàlla nee na ci alxuraan du soppi dara de tant que yow jugaluloo sa bopp jéem a soppi sa nekkin mu jàppale la ci. waaw loolu moom yàlla bay sa tool.
wala yàlla bay fi tool la tudd. ñun ñooy tànn njiit yi te ñun kan la ñuy tànn ki gën a mën a fen la ñuy tànn te xoolal dañ koy déglu xam ne day fen mais moom la ñuy voteel parce que daf ñuy jox ay t-shirt wala daf ñuy jox pinton ñu taxaw ci tali bi bu gudd ngoon jotee mu jox ñu 1000 francs xam nañu moom fan la jëlee xaalis waaye benn baadoola bu amul xaalis bu la woowee di la wax loo xamante ne sa avenir la parce que ñun fu mu toll nii li ñu war a liggéey mooy ni ko tubaab yi di defee sóoraale ba bu ëllëgee le blanc ne sera jamais dépendant d'une autre race ñoom loolu mooy seen objectif loolu mooy seen objectif moo tax dañuy seet ñi ñu yaakaar ne ñoo gën a duu ci ñun nekkul ñi gën a intelligent de ñi gën a duu ci ñun lañu ñi nga xam ne ñoom ñooy les plus manipulables ñooñu la ñuy jàpp di foo ak ñoom di reew ak ndoo di leen jàppale parce que xam na ne ñooñu bu ñu toogee rek seen affaire day baax. bien sûr gisoo Thomas Sankara. waaw naaw na bu yàgg. noonu rek lañu koy defee moo tax tey ñun sunu dialyse bi xoolal insuffisance rénale li muy rey ci ay nit Sénégal. président bi du ci wax gouvernement am du ci wax parce que ñoom ku ci feebar dama lay wax benn affaire ku ci feebar ñu évacuer la yóbbu la France fajee la alalu réew mi te loolu du Sénégal kese c'est partout en Afrique noir des petits ñëpp daal tey ñi ñàkk ba ñàkk sax Maroc la ñuy def mais bu ñu demee ba nga xamante ne yow mi jiite réew mi wala yéen ñi jiite réew mi ñemewu leen dépenser benn penny benn centime ci hôpitaux wala dispensaire ah c'est parce que yow gëmuloo sa médecine te pourtant marocains yi dañuy jàngee Sénégal ba pare dem ubbi ay clinique seen réew yi clinique yu baax yi nu fi yore yu ndaw yëpp ay naar a ko ubbi waaw foofu lañ jànge de ay naar ñoo ko ubbi ñun bu ñu demee ba ñu war a faj ne la gratuitement saa yoo demee ba ñu ne la kaay demal tel clinique dañ lay faj gratuitement c'est parce que am na ay jeunes tubaab yoo xam ne dañoo jàng médecine ba noppi bëgg a seet naka la ñuy practice mooy résidence la ñuy nekk. waaw interne yi la. interne ñu xam ne mënuñu koo defee seen réew ñu ne nañu ko defee de toute façon ci ñee nga xamante ne amuñu am. voilà. principal bu ñu deewee rek ñu ne dee na ñu ñëw jàpp di xotti gars yi ci ay tente la ñuy teg de wala ñu dem louer benn côté ci benn hôpital indi fa gars yi ñuy rey rek. yàgg nañu noonu lañ koy defee principal di rey rek. ay seq lañu nag yàgg nañu nekk ko bàyyi de. ku ñu dagg ba pare rek ne la dee na benn booy nulaar parce que bala nga koy xam rek xam nga bala nga koy xam nga ñëw bitim réew di fi jàngee fa ngay xamee ne ak ñoom ñoo bëri ay nulaar. dañu lay ñee sax da ngay ñëw ak sa accent ñu lay ñee te xamuñu ne ñeex mi nekk ci sa yuur gi mosut a bax ci seeni bos mais parce que fi nga jóge ak ñi représenté sa dëkk bi comme duñu dara ci seen kanam képp ku fa jóge rek noonu lañ lay mën a considérer donc boo gëmulee sa hôpitaux jëmuloo investir ci suñu hôpitaux yi mais kon naka la réew mi di amee nit ñu wér naka la moo tax tous les secteurs sont bloqués les Sénégalais da nga koy gis muy lambar yi xoolal c'est un cadavre ambulant cadavre ambulant ku ci nekk yaa ngi denc yaa ngi sàcc ay xaalis denc ay milliards te xoolal gis nga alal ju bëri lenn rek la mën a defal de ma xamal la ko xam nga lan la alal ju bëri di defal di tukki di visiter ay place rek loolu rek lay jariña vacances sinon li sa biir bu ndaw bi li mu ci mën a lekk moom ngay lekk moom laay lekk moom la keneen di lekk waaw amul benn différence lekk ba sa biir fees rek ngay def sa biir bu feesee alal bi leneen jaral ñoo ko lu dul jënd kër gi li muy rëy rëpp benn nekk rek nga ciy tëdd ñeneen il faut ñeneen ñëw dëkk ci waaw donc leen rek nga ciy def loo xam ne yow yaa koy bénéficier wu kenn du ko bénéficier wu mooy vacances dem tukki dal ci hôtel yu neex lekk jeex na mais alal jooju nga nar a bàyyi foofu noonu yow ngay lambari biir Sénégal denc ay milliards bàyyi ay nit ñuy waaj a dee investis ko ci réew mi et ubbil dispensaire soo mënu ubbi hôpital ubbil dispensaire. man dama fa footballeur boobu damay fàtte tur wi ndax man duma football. Sadio Mané Sadio Mané dem dëkkam def fa lem fa def bu ko ñëpp defoon. billahi bu ko ñëpp defoon Sénégal jak waaye nag. mais ngay fekk dara lu defaru nga yokk fa.
mais France la ñuy liggéeyal parce que alal bi xam nga benn dërëm boo fanaanal ci banque yaa ngi koy defal service bu mag xam nga lu tax milliardaires yi di jël seen xaalis di ko jox banque yi ñu koy liggéeyee ñu ci am intérêt mais ñoom dañuy sàcc alalu Afrique ñoo yóbbu ko France ak États-Unis ñooñu di tabax seeni hôpitaux yi di financer ay recherche di defar seen tali yi di gën a yaatu te alal boobu noonu bu ñu ko jëloon injecté ko ci réew mi rek yow da nga ciy jariñu keneen jariñu ci vraiment mais ñun duñu ko xalaatee noonu ñun moo tax ma ne la une partie ñoo bokk ci lii sonal suñu réew ñun ñoo ko liggéey soxna Rama dañ ko fee fekk mënuñu ci daal dañ ko fee fekk suñu dañ ko fee fekk kat yaa gën a fi de ma yem foofu parce que bool bi kenn waru ko ñiit ma bàyyi la ñiit ko bu baax ni nga koy ñiite sax moo baax parce que les gens comprennent mieux qu'avec toi que les autres. ma bàyyi la bu fekkee ne am na lenn loo mën a loqati foofu ci li ma war a mën a loqati de mooy hôpitalu Sédhiou de yuuxu na. hôpital régional ba. amatuñu directeur. amatuñu subvention pour 6 mois dañ leen ko dagg. donc vraiment les gens sont malades là-bas. et puis seen indemnité jotuñu ko. ñu yuuxu nag au gouvernement pour mu mën leen indil un directeur de recette. loolu mooy li xew Sédhiou comme féppay metti xam nga man pour man féppay metti Rufisque moom miin nga ko Rufisque def na mu defati kaana ndox ya salte na canalisation yi doxul on doit faire les canalisations pour que mu mën a jàll mais nag les gens aussi disent ndox mi ak salte beeg poubelle bi nit ñi di jàllale ci dëkk bi surtout commune nord bi vraiment moo indi difficulté yëpp loolu moom man de ko nattangee je sais bien que yenn salte yi ñuy def mbal yi ñuy dugal ci di ko buuse ci yenn yi tamit comme ni ñuy leen di xeexale noonu lañ leen mën a waxee dëgg ci bu kaw ñu bëgg koo nangu voilà parce que dafa am xam nga njawar France fii même ci sa poubelle moo ne ci yenn Amérique moo ne ci fépp Amadou Diop dina seede sa poubelle boo juumee nga def sa fii ci benn poubelle bi nga jël sa carton def ko fa te ñu bindal loolu la defal fee carton doo jekki parce que xam nga yàlla bu carton ba sa tur nekk ca contravention bi egsi jeex na kon maanaam duñ la bàyyi ci poubelle sax duñ la ci bàyyi de telle sorte que da ngay daal di yaru ci sa bopp ta yàlla tax waa xalif général des Tidianes nee na moo ñu yónni te wàññi ko waru ko nee na député yi assemblée nationale nee na moom xam naa moom sama film bi la seetaan nee na ñoom nekke wuñ fi lu dul xeex ci seen biir ka xasteeka tàccooka lu président wax ñu ne gongo ñooñal la kii ko wax xalif général des Tidianes mooy pa bu te waaw kam sama mbokk mi sëñ Mansour voilà nee na moom daf leen yàgg a bàyyi bët parce que dina leen seetaan yàgg na leen bàyyi bët xeex yi ak xuloo yi ak na mu tëdd dóorante beeg ak kii laa farleeg ak a saaga gis nga man bi ma mujj a seetaan mooy bi waajooju xaw ma waajooju nu mu tudd fàttali leen ma xel mi day dem waajooju tooñee le président Sonko ba kooku dóor ko ba mu jaxasoo mu dikk naan Mbéri Sila xeex ñi nga gis ñi jóg jigéen am na ci jigéen joo xam ni moom ñaaw rek ko mën a tax xeex nee na day jég ba xeex ak xaw ma docteur boobu waaye xaw ma docteur boobu Casase boobu ma fàtte tur wi jàppoon nañ ko fi sax jëmi jamono ñu nekk ci benn xeex mu naan maa dóor Sonko mu bëgg a dee fekkee Sonko da ko bokkat yoon doon dem moo fël Sonko Sonko am na mu ko def trabaxaase ko moom moo ne moo dóor Sonko mais moom la dàllam ni tër naaw moom la sama dooram ade Sénégal mën a wax lu dul dëgg moom sama dooram manga mu ngoog moom sama dooram ci boppam xaw ma dafa simmiku bët bi neewi ci saasi ñu naan nag donc man maa ngi déggoon ñu naan mais non Sonko war woon a def loolu parce que na dafa war a moo war a boo xalaatee di rajo réew doo xeex mais yow njabar da ngay toog ba nit ki ñëw pes la man ça n'engage que moi personnellement man Rama Diagne man ku ma saaga ndey sama baat ci kaw maa ngi nii du ma fayu parce que xaw ma saaga waaye ku ma dóor la
waaw xanaa kay dóorante yi day safante xaw ma nag xeex boobu nag kenn gisul ci ab ruq lañ ko defee kenn gisul waaye moom xam naa ni daal man génn na ni maa duma moom aw daal lam réer na man daal pour man ni ma ko mën a diagnostiqué aw daal la wut ñu tege ko fee nañ waxante sa bët xonq yow la ñu duma te xam na ni kooku booy be xajul ci moom booy be ko gën a jantal xajul ci moom yaa na tàkk maa wax lii mbiri boo ma déggee maa tey man yooyu laay def léegi waaw Bignona tamit Njawar Covid ba metti na fa loolu le maire Mamadou Lamine Keita maye na fa ay masque antibactérien nee na nag li mu expliqué nee na maanaam masque yooyu day rey virus bi nee na bu fekkee ni da nga sa loxo dafa takk sax jëlal masque bi foofu la daanoo ci man pour man jëlal masque bi nga fomp ko ci sa loxo nga takkaat ko voilà nga takkaat ko nee na incha allah avec les masques là ça va sauver beaucoup de monde d'ailleurs may na ci waa gare routier ak ñi nga xam ne bi ñu defar na foofu nee na ay toilettes pour que ça marche bien mais Njawar coronavirus yaa ma ko gën a xam déggoo ñu ne bu laalee dara sa kanam boo laalee dara sa loxo bu laalaat sa kanam bu laalaat sa kanam soo xam sa kanam ni sa loxo bu setee rek mu dellu sa kanam di loqati say bakk nag wokk say bët voilà moom mu conseillé leen incha allah moom nee na xaw ma ñan ñoo ko may daal li mu wax weddiw ma de antibactérien am na ci des choses comme ça mais ku ci sa loxo takk fonk pour le pare takkaat sa bët monsieur le maire Mamadou Lamine Keita jàngi waatal tuuti un peu ce que c'est que la santé dañuy politique rek Njawar li may tëjee rek pour bàyyi leen ngeen wax examen concours général ndeysaan dafa am benn scolarisation bu ñuy waxee SCOUFI ndeysaan loolu nag li ko tax a jóg mooy dañuy xeex xam nga am na ci jigéen yi temps yi jëkk yi dañu doon wax jigéen bi bu mu dugg école góor dañu bëgg toujours léegi sax la deñ dañuy bëgg toujours góor ñi daal di jiitu ci kaw ci devant la scène di jàng ñooñu nag association boobu ñi ko jiite mi ngi tudd Leyla Thiam nekk académie bu Pikine Guédiawaye créé na ko depuis 1995 note yañ fa am daal pour gàttal pour wax la xale jigéen yi jàngal nañ leen bu baax ba daanaka ñu ngi mel ni góor yi ak jigéen yi et je suis entièrement d'accord parce que bi ñu suñu yaay di bind suñu biir xamul góor la xamul jigéen góor baax na jigéen baax na yàlla xam ci waaw nañu bàyyi yëpp rek ku nekk rek jàng et man je me dis le jour le Sénégal aura une présidente bind naa ko xam nga bind naa ko ci film loo yëgul yàgg na ma nga ca boîte ba dans la boîte mais je dirais bien alhamdulilah parce que une femme aussi peut être un président du Sénégal pourquoi pas jërë ngeen jëf gaañ jërëjëf soxna Rama boo demee ci école yi sax jigéen ñi ñoo dàq jàng man néew na classe yi ma bokk yi ma jàngee yëpp sama cursus néew na góor jiitu fa yi ci ëpp yi ma fekkee jigéen ñi ñoo ciy ëpp mais nag yooyu dafa am ay facteurs yoo xam ne moo ko waral daal tamit waaw yi ci ëpp mooy yi ci ëpp yi ko waral mooy jigéen ni muy focusé góor du ko focus góor yàlla dafa def ci moom loo xamante ne mën na toog sax ci classe bi di xool ban jigéen moo fi rafet ak kan lay doser ak kan lay dóor science ba li maître bi di expliquer yëpp du ko tal waaw jigéen nag moom bala muy commencer di xalaat yooyu day fekk mu yegg âge majeur. waaw ci la d'habitude jigéen di commencer di xemmem ay gaay bu ci tolloo à moins que mu am une mauvaise éducation au niveau de la famille mais bu dul loolu focus bi rek moo waral jigéen ñi dàq jàng ci école yi mais waaw duma la weddi parce que ñun Médina la ñu jàngee voilà mais sunu kon naa ci les 5 premiers élèves yoo xam ni duuta sekk lañ ñuy joxe sunu cadeau ndeysaan moom la ñu ja macha allah waaw waaye indo yàq na ko mais li nga xamante ne moo koy yàq mooy dañoo dëkk ci benn société di vivre un système patriarcal boo xamante ne jigéen ñi seen xam-xam ak seen mën-mën yëpp dañ koo limité ci di servir góor loolu lañ lay yaree jigéen day mën a togg boo dàqee jàng sax ba am liggéey bu baax dañ la bëgg a obligé soo amee sax jëkkër joo xamante ne tekkiwul dara dañu lay jàngal pour que nga koy servir loolu dafa bokk ci li di leen gàllankoor. waaw loolu am na
loolu moo tax système patriarcal boobu moom mooy gàllankoor suñu xale yi mais élite féminine bi ñu yore buñ leen doon toppatoo di leen encadrer comme niñ ko doon defee ci école Mariama Ba ndeysaan wala école boobu existé wala ba amatul wala CMT Martin Luther King ba nga xamante ne jigéen ñi fa lañ daan jàngee John Kennedy aussi ay John Kennedy jigéen buñ leen encadrer normalement waroon nañu am benn mais gis nga sunu élite yooyu yëpp bu ñu paree dañ leen di may bourse ñu dem jàngi France bu ñu demee du ñu ñëwaat duñu dellu si mooy comme suñu genre yi rek ay monsieur la ay monsieur la fenêtre la ñuy sëyal wala monsieur la porte dégg nga ba pare après nag toog ñun ñu ñàkk nag li ñu defoon yëpp ñu ñàkk léegi nulaar yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci réew ma di échoué ñooy dem rejoindre parti politique yi dégg nga di nekk université di grève rek di cartouché ñooñu ñooy commencé dajeeg benn président boo xamante ne mu jël leen jox leen ascenseur bi ñu yéeg ba ci kaw léegi nag ñooñu ñooy ñëw léegi nag ne ñooñu jiite mais kooku dafa mën a xam lan mooy valeur u jàng à l'université du ko xam parce que moom la mu fa nekkee woon mooy grève même bu demee ba nekk avocat un perturbateur rek lay nekk ñoom ngeen di dégg ni tey ay perturbateur rek la ñuy nekk léegi nag ñooñu mënuñu ñëw di boo leen defee ministre mais duñu liggéey pour que ñu tabax ay hôpitaux wala hôpitaux yi ñu defar ko ba mu baax maa ngi seetaan benn vidéo bu ñu ma yónnee démb benn waay mu ngi gaañu ci tànk nekk ci ambulance bi nee na mu dem ca hôpitalu Grand Yoff gars yi bàyyi ko ci ambulance bi parce que nee na médecin yi dañu doon xuloo ak waa sapeur pompier yi nga xamante ne ñoom ñoo indi waa ji ambulancier yi. J'ai jamais vu ça. waa ji ñu bàyyi ko ci oto bi xool mujj gi dafa def Facebook live di saaga ndey autorité yi di saaga médecin yi. wallaay moo yey noonu la weer leen ci taxawaay mi ñuy gis. nee na ay médecin ñàkk ñoo nekkoon foofu nanguwuñ ko admettre ci biir kii bi di xuloog ñooñu mu toog fa ba frustré ak douleuram. Imaginez bu doon cas boo xam ne c'est aussi dangereux dafay dee il perd sa vie pour rien mais nit ñaa ngi dee ci taxi da ngay dem CTO ñu ne duñu la jël nga dem beneen hôpital ñu ne la fayal ci koo xam ne dafa nekk en émergence am na problème respiratoire feebar na wala gaañu na am na accident mais ñu ne duñu ko jël tant que fayul c'est parce que l'État moom moo prendre en charge les hôpitaux ni mu ko war a defee parce que su ko defoon génn benn politique wala benn loi boo xam ne ku nekk émergence gaañu dañu lay faj ba pare doog a seet lu ñuy récupérer seen xaalis. doog la seet. waaw doog la fayeeku mais loolu yëpp duñu ko def léegi nag. fii sax dañ koy def fii da ngay boo yorul loo fay par exemple su fekkee ne même les sans papiers dañ leen di faj ba pare doog kii parce que dañuy bañ mu retourner contre eux. wallaay mais fii nii ñu nekk ñi ci dëkk yu silwise yi nii li tax ñu leen di wax silwise ñii silwise wuñu de dañoo gën a jekku rek. jekku nañu bu yàgg. waaw dañoo gën a jekku di utiliser suñuy ressources pour leur fin mais ñun bu ñu yeewu woon tuuti rek roy ci Rwanda dinañu am lu bëri loo xamante ne dinañ ko mën a def ci réew mi te loolu ñu ko mën a def moo tax ci génération bii lañ koy tàmbalee di waxtaan ak nit ñi xale yi di màgg di la déglu. Rwanda xoolal rek mu yàqoo ak ñu mu defaral suñu kanam man Éthiopie keroog dama ko gis dama ne fii Éthiopie boo ko xoolee da ngay tiit ay tramway la ñu defar foofu ay barrage Éthiopie xool bañ nañ ko boo sewoon ñu ne li Éthiopien nga. waaw Éthiopie romb nañu ay ñëwal ñun li ñu romb ñun dellu nañu gannaaw li ñu romb bari na. ñun est-ce que Burkina Faso tane woon. Mozambique ngi ci yoon dëkk yu bëri ñu ngi ci yoon bi dëkk yu bëri bi ñu commencé yeewu te ñoom ñun ñoo leen doon reetaana. waaw ñun rek lañu faawoon. yaa ngi ba jàngi Sénégal ba ñëw. non yaa ngi fàttaliku ba ñu ci tekkee sénégalaise dañuy fier. yaa ngi fàttaliku bi ñuy woy ay apartheid ñoom Youssou Ndour di woy ay Angola Mozambique Zimbabwe ay Botswana ay Zambie ay Afrique du Sud ni leen tubaab yi jekkoo woon di leen toroxal. ñu dem ba xam tubaab bis boo yeewoo ba xam tubaab
bis boo yeewoo ba xam tubaab te su ma nee tubaab nag du tubaab yëpp dafa am ci ñoo xamante ne ay suprémaciste la mais tubaab yi li tax ñu leen ciy boole mooy ñoom dañoo xam ne ces suprémacistes là ñoom ñooy xeex pour ñoom seen avantage yi ñu koy am ñoom ñu noppi nangu ñu wax loolu moo tax ñu leen di ñu koy généraliser mais da ci am ñoom ñu bon ñoo xamante ne suprémaciste yooyu nga xam ne gëm nañu ne tubaab moo war a bénéficier wu lépp lu baax ci mbir mi ñoo nekkoon Afrique du Sud ñoo nekkoon Namibie Zimbabwe Angola Afrique du Sud mais gis nga nit ñu ñuul bu ñu demee ba nand leen la ñu commencé en sourdine comme ay max di développer ay stratégie te loolu la Afrique de l'Ouest yeewoogul tey soo nekkee un jeune révolutionnaire au Sénégal di bañ te kat révolution bi bañuloo leen de jéemoo leen rey jéemoo leen dàq danga ne leen rek xoola dootoo leen man naxati. jeex na yëpp. soo nee dootoo leen man naxati li ngeen ma doon naxee yëpp xam naa ko rek ñu yónni ku nekk Côte d'Ivoire mu yàqal la. jeex na tàkk. wala ku nekk Gabon wala ku nekk Congo ku la ci jekku dalay toroxal parce que ñooñu ay yeesa lañu lii mooy sunu problème moo tax en Afrique de l'Ouest mënugunoo yeewu ñun dañoo defe ne dañoo silwise quoi parce que ñun ñoo yoral tubaab yi seen saak yi ñee nee nañu xolal waa Rwanda dañoo changé sax langue bi quoi léegi Paul Kagame anglais lay làkk. man ñun de waroon na ñëw ci ñun bopp. man su ma amoon autorité Sénégal noonu man mën naa am sax du ma def anglais mais olof bii nga xam ne ñëpp a koy wax séeréer seeg tukulóor yi moom laay jël beneen langue yokku ci ñu def ko sunu langue mais boo demee Taïwan seen président bu ko neexee du làkk anglais day làkk taïwanais Chine même chose léegi nag yow boo bëggee xam li may wax nañu woo translator bi ki nga xamante ne moom mooy wax li may wax man mu wax la ko. traducteur bi waaw. traducteur Kadhafi bu ñëwoon jàkkaarloog gaa yi day làkk-làkkam gaa yi takk ay casque te loolu day yokk métier day tax nit ñi di jël ñi nga xamante ne ñoo dégg olof ñu doon ay am ko Nations Unies am ko Union européenne. mais c'est comme ça qu'on développe une langue. mais bu ñu demee ci tubaab bu ñu waxee ñu naan non ñun am nañu dialecte quoi man olof laa gën a dégg bépp làkk bu may làkk barke borom Touba. olof laa gën a dégg fuuf ni ñuy waxee wolof. noonu la ñuy waxee man leen kon mbete seku. su ma ñëwee Sénégal ba ma demee Sénégal di dajak nit ñi di wax ak ñoom ne ma si mais njawar yoon olof bi ngay làkk dafa yàgg. parce que olof bi ñuy bëgg tubaab yi di ko dégg mooy olof booy jaxase ay tubaab te man sax des naa dégg de damaa kawe rek mais dese naa dégg olof. man ñi kay man sa rajo bi moo ma dimbalee man demoon naa fi ba war ni erreur di. Cheikh Anta Diop moo ñu gën a dégg français fuuf dàq ko jàng tubaab yi waaye olof bu leer ñaññi lay wax ñun dañoo dem ba nga xamante ne yooyu nga xamante ne moom la ñu war a développer ñun bëgguñu ko développer quoi léegi dañuy changer mais yow xam nga li ma wax xam nga li ma bëgg a wax ah xam nga lii wala mais ay façon wax yoo xam ne man su ma ko dégg daf may irriter sax quoi. loolu la de. koo ci waxal léegi temps yi du coup moo xew du coup sénégalais bu may dégg man nag damay seetlu de ñi may waxal ñëpp koo ciy waxal rek du coup ma def lii léegi loolu moo xew léegi absolument xewi na quoi. dañuy xew rek isaan barke ñoo baax nag ñu baaxee dañuy xew rek ba koo waxal rek mu ne absolument parce que politiciens yi ñooy wax loolu léegi du coup moo xew. effectivement ndeysaan spécial di rouler ay air di kii fii bu ko defee nag nga defee ne waa ji dégg na te boo ko nee bindal li muy wax du ko bind dëkk français du tax nga dégg français da nga koy tàmm rek daw lay def waaw léegi nag loolu mooy li nga xamante ne moom moo ñu indil ay problème ci sunu réew yi du ñu mos a émanciper du ñu mos a nand ndax galgal bi ñu tubaab bi di galgal parce que bis bu ñu ko nandee ñi ko nand ba commencé koo bëgg a partager di waxtaan sax dañu leen di yàqal ba ñu découragé nañ ko de buñ ko nandul yoon woon ma dem ci panel bi moom daan nañ su fekkee am na ku ci bëgg a yokk dara ma jox la kàddu gi Amadou. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw. wax nga fi lu bari de yàgg soxna Rama Diagne. waaw. boobu lay commencé. waaw parce que discours bi moom de haut niveau la. cataclysme la wala catalyseur la voilà. gàcce ngalama
fi nga daaneel rek lay commencer xam nga du coup c'est extraordinaire li nga wax Ndiawar xamoo ko sax gis nga France gii ma nekk Rama Diagne nekk fi tubaab yi du coup la ñuy wax moo tax Sénégal aussi comme ñoom mimétisme la ñuy def parce que lépp loo xam ne xew na France dans la minute qui suit yegg si na Dakar évidemment naturellement lorsque le premier d'entre eux moom day copier-coller di jëggaani di def ay conseiller ministre bidon mu koy def ci Élysée évidemment lu jiwoo jeexul jógu fa waaw golo di bay babu di dunde waaw Sénégal Institut Pasteur moo fa nekk je dis bien Institut Pasteur Institut Pasteur mësta def vaccin dañuy wax bi mës ñoo inventé vaccin vaccin ñi ko inventé ay anglais lañu c'est la vérité loolu nag coow du ci bari te li ci gën a garaaw benn dëkk ni cundum taxaw ay milliardaire nekk fa lépp nga fa xaalis bu na gàññ nekk fa Institut Pasteur sax Sénégal moomu ko test yi ñu def ci Sénégal buñ ko defee loolu Institut Pasteur xaalis boobu fan la jëm bu njëkk luñ doon wax xam nga démb abordé nañ fi ay thèmes ñu ne italien yi benn waaye doon na fi wax ay sénégalais yoo xam ne dañoo tagga témbe ci Sénégal mais bi ñu tagga témbe ci Sénégal ñoo fayal seen bopp billet de retour d'abord mais dañoo jaar Institut Pasteur 40 000 francs la ñu fayoon 40 000 francs yooyu fan la jëm France bii la jëm ay milliards lañ ci gagné waaw dëkk boo xam ne ngay jaay nutriti commerce informel wala nga def loo jënd am na taxe waaw la population sénégalaise ñu leen di siphonner ñu leen di cribler d'impôts et de taxes de toutes sortes ñoom ñoo indi milliards yi nga xam ne moom la politiciens yi sàcc lu tax mënuñu cee defar des hôpitaux évidemment réew moo xam ne finalement nos hôpitaux dañoo nekk des mouroirs à ciel ouvert te ñoom bu leen bante xuri ko ñu naaw jël picc bi te Laurent Gbagbo boo gisee ñu doon ko fexeel loolu bokk na ci parce que dans une interview dañ koo laaj muy def conférence ñu ne ko waaw Laurent Gbagbo yow fooy fajoo mu ne man day Côte d'Ivoire laay fajoo wallaay gars yi ne ko day say mbir doy na kiimaan ñu ne ko lu tax loolu mu ne man d'accord président la su fekkente ne bi man président la tabaxuma fi ay hôpitaux di fajoo France waaw kon léegi kon ana kon li may wuyoo nekkuma ko ñu ne ko da ngaa war a am ay résidence France mu ne leen du mu ko am loolu moo tax ñu jàpp ko këf ko wallaay bañkat la de bu téere bu rëy boobu nga xam ne da koo bind te sax ci la doon waxe ne on a voulu m'empêcher waaw moom la ñu fekk jàpp ko waaw moom jàpp nañ ko mais du sàcc quoi en fait li mu wax dañ ko doon toroxal rek parce que bañkat la voilà léegi ci téereem boobu la doon wax ne on a voulu m'empêcher de poursuivre ma route loolu la parce que route bi kuñ ko jox waaw son successeur bi nga xam ne moo tax sax mu nekk soi-disant président Côte d'Ivoire muy Alassane Ouattara c'est un Burkinabé amul leneen wallaay c'est un Burkinabé voilà léegi Sénégal politique de santé mus fa am yitteelu leen seen yoon nekku ci seen fu nekku ci ñaata entreprise française ñoo fa nekk plus de 250 ñoo nekk ci 440 yi amul appel d'offre dañ leen di jox marché bi directement wallaay kon comme nun dañuy wax naan xawma gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple xam nga loolu ay discours creux la yoo xam ne
finalement amul benn njariñ souveraineté politique économique monétaire et la défense nationale dëkk bu ko amoo indépendance da ngay wax rek wallaay évidemment dëkk boo xam ne ñi nga xam ne dañuy jafandiku ci une constitution copier-coller dictée par l'extérieur benn sénégalais ak sénégalaise wotiwu ko mais dëkk boobu wax dëgg yàlla su ne dafa am indépendance day wax li ko neex constitution bi c'est une chape de plomb voilà c'est une chape de plomb évidemment naturellement su fekkente ne mii ne kii nga xam ne moom nee na gune la moo wuutu Abdoulaye Wade te mu nekk le produit manufacturé de la France-Afrique et de l'impérialisme en général évidemment moom ci boppam kenn leeleelu ko suukar ci suñ digg penc mi mu jëful di renvoyer l'ascenseur mu ne daal monnaie coloniale bi daal wax dëgg yàlla baax na nañ ko téye kon xam ngeen ne kooku hôpitaux yi nga xam ne muy Sédhiou nga ne ku fi wax naan ay député du peuple ak yooyu ay kii la rek évidemment koo xam ne mbënd mi nekk fi ci biir mbënd mi nag li ci gën a garaaw mooy ci biir mbënd mi maanaam mbënd mi ak ci mbas mi ñaari ñooñu ak yeneen loo xam ne moo ci làqu muy tamambalo ci Sénégal di wëreelu waaw mu mobiliser tous les moyens de l'État ba indi fi des cas moo ko fi indi loolu doy mu commandé ay benn avion commandé ba ak di tabax palais xam nga ne kooku pareegul de pour le rapport de force service billahi buñ ko defut ndaara la muy jël day tabax palais beneen bu bien sûr bu remplacer bee ñu ngi tabax benn palais côté Mbour bu bees tàq voilà loolu mooy PCE man kii day dëkk di mais nous méritons bien ce qui nous dirige parce que xam nga man problème mu Macky Sall man dama ci wax ba keneen ñëpp wax nañ ci waaye li wóor daal mooy leen gis nga tubaab yii li tax ñu toll fi ñu toll dañoo bañ ñun nag dañ naan bu leen taal réew mi jaru ko bu jeexalee dem sàccee ak gàngooram ba pare dem waaw moo tax duñu nangoo dem parce que dañoo ragal kaso constitution boo xam ne vraiment ñun suñu yoon nekku ci dañu ko digtal ba li ci gën a garaaw mais dérive yii fi nekk li tax Sénégal mënta jëm kanam dès le début la c'est dès le début 63 lañu yàq mbir mi waaw ci la carte yi faussé ñu naan un état de droit ana état de droit boobu est-ce que mënees naa defar état de droit di tere lépp koo xam ne boo nekkee président da ngay violer même la constitution moribonde di dicter ta propre loi qui est totalement illégale contre-pouvoir amu fi waaw contradiction du fi am dagg sant du fi am amul débat politique par média interposé parce que Macky Sall xam na ne bu ko defee moo gàngooram dañ leen di renvoyer dans la corne c'est ça la vérité dëkk boobu mënta jëm fenn la mënta dem il faut que le rapport de force sévisse mënta ñàkk pays yi am doole ci loolu lañ nekk ligne droite bi moo gën a gaaw fuuf il faut que ñu génn ci suñu circuit yii nga xam ne moo ñuy tardel il faut que ñu defaraat suñu réew mi teg ko ci loxoy jub indi fi une constitution bu baax boo xam ne sénégalais yi ak sénégalaises yi ñoo koy voté par voie référendaire c'est France moom la ñu def États-Unis moom la ñu def ñun fan lañ ko wote mësuñu ko wote ba illa yow mi diini nekkut une constitution disons élaborée par nous-mêmes et pour nous-mêmes c'est ça la vérité dëkk boo xam ne dañu ne la soo bëggee nekk président de la République langue France ngay wax boo ko defut maanaam doo mën a nekk candidat mais dans ces conditions ba pare bi ci garaaw Cheikh Anta Diop nga xam ne moo leen dàq jàng fépp dégg nga ñu def ko noonu Senghor yal na ko yàlla xare àjjana def tojaange yu bari
du ma ci dellu si ñëpp xam nañ ko Omar Blondin Diop et cetera wallaay Omar mooy Magu Diallo Diop nekk ci RND tey Senghor di def moom télévision bi moom la Macky Sall di def c'est la même chose parce que Macky Sall c'est le disciple de Senghor ñoom ñëw ci débat waaw 1978 am na article bu Cheikh Anta bindoon mu ne Senghor me dénigre à la télévision parce que dénigrement bi kat lenn la man damay wax li ma neex police bi maa leen moom armée bi maa leen moom débat du fi amee wallaay waaw yow nag voilà te ci loo xam ne lu ñàkk fayda la ci loo xam ne Cheikh Anta moo ko gën a mën a xam fop ay négritude ki ay civilisation universelle inventé wu ci dara détérioration des termes de l'échange Amani Diori moo ko créé Senghor ak yi moo ko làkk ko këf ko la négritude politique mais loolu ci moo tax moo nu tardel ci Sénégal ak yu bari yoo xam ne xew na fi loolu ma dëkk boobu naka lay mën a avancer on commence bien mais on finit toujours mal voilà le problème du Sénégal santé fu mu amul dëkk boobu ndaaral la di jël France gii sécurité sociale ñu ngi ko def en 45 droit de vote famille 45 la ñu wote woon ci Sénégal ci France gii voilà la réalité ñun nag doon noo jatal li ci gën a garaaw mais la monnaie du franc CFA nga xam ne finalement golo di bay la babu di dunde kan moo ko garanti France léegi nag ku wax ñu ne la day indi instabilité monétaire ak instabilité politique mais loolu ay wax la pourquoi kon yeneen dëkk yi nga xam ne 16 pays def nañ ko li ma ci gën a kii jëlal Gambie am na monnaie même Mauritanie gi am na monnaie Algérie am na monnaie est-ce que daanu nañ ci suuf wala kon lu tax ñun moomuñu ko kon mbir bi dafa am tur de li ci gën a graaw képp bépp élite bu ci wax daf na la fexeel maa la wax moo tax Macky Sall ñemewu ci wax xam naa ne sax leer na ma ne d'accordu ci non xam naa ne d'accordu ci man leer na ma ne dans son fort intérieur d'accordu ci mais du ko mais nguur moo leen ko jël nguur moo leen ko gënal waaw mais parce que dañoo amul fit parce que dañuy bañ leen ci fekk di leen ci fekk parce que bu ñu jëloon ñi nga xamante ne ñëpp ñoo nekk ci opposition bi te loolu d'accord ñu booloo def bouclier France bëggul a rey peuple sénégalais bi dafa soxla ñun ñuy liggéey ñoom ñuy jariñoo gars yi bañuñu à ce point boo xam ne dañ ñu bëgg a rey déedéet dañoo bëgg ñun ñuy liggéey ñoom ñuy jariñoo Ahmadou mais loolu nag moo dul yoon Njawar loolu nag mais ñoom ñooy kan parce que affaire bi gis nga Njawar billahi affaire bi volonté la mais d'ailleurs mais pourquoi Rwanda di ko def pourquoi Angola di ko def pourquoi même la Guinée équatoriale di ko def parce que le peuple est derrière son président mais parce que xam nga lu ko waral lenn la c'est parce que nous on a négocié notre indépendance c'est ça la vérité c'est parce que indépendance dañ ko doon na koo jox ba pare di ko bayone jaar ci suuf jël ko mais accord de défense mooy lan parce que accord de défense dérive la man li yorloo ay militaire yor sa ay militaire rek di ko abale waaw parce que te yor ay ponkal la ñuy yore ay ponkal intelligentsia bu doy waar waaye dañ leen di utiliser mooy bu occidentaux yi signé ay contrat ne Sénégal demal tel dëkk nga indi fa paix alors que dëkk boobu fay na loo xamante ne occidentaux yi ñoom ñooy encaissé ñun ñu jox ñu ay miettes yónnee suñu militaires yi ñuy dem di garantir sécurité ay place yoo xamante ne mënoon nañ koo garantir sécurité Sénégal mu indépendant carrément sur tous les plans. mais Ndiawar mais Algérie même Maroc gi amut armée étrangère amut allo. waaw Amadou yow la ñuy déglu. Maroc gii ak Algérie seen armée nationale la ñoo jox da leen jox moyens yu takku voilà la réalité parce que affaire bi dafa am ay conséquences parce que ki lay dimbali da cee am njariñam parce que moo lay digtal li ngay def par dessus le marché su amee ay dégg nga ay marché dañ ko koy jox te Macky Sall loolu lay def maanaam au lieu que mu jaarale ko ci assemblée nationale marionnette des godillots nga xam ne dañuy wote des lois scélérates la tête baissée et les yeux fermés Macky Sall day jël décret présidentiel loolu lay def
loolu la def te loolu lépp noonu la même pétrole bi décret présidentiel la lépp présidentiel tout et c'est totalement illégal parce que xam nga moo tax man constitution bi mënuma ci d'accord tey te duma ci d'accord ëllëg te amul benn sénégalais amul aucun homme politique fut-il un homme de poigne ou du savoir man m'en contredire amul ça n'existe pas yàlla aar jërëjëf Ahmadou ñi nekk ci panel bi am na ku ci bëgg a yokk dara def naa fi waaw Ndiawar waaw Faare Cheikh Abdou dama lekk ceeb démb mënta wax Serigne Abdou Khader Fall Ndiawar daal man fi mu toll nii dafa am fu mu bëgg a dellu si waat ca ginnaaw mooy fan acca sunu kër ba léegi bu njëkk ba léegi dafa am analyse bu ma commencé woon Sénégal duñu gaaw a dem dama ne leen ay bandi ñooñu yor depuis 2012 lay newoon naa leen Macky Sall Abdoulaye Wade Karim Wade Idrissa Seck la mus ñoo xuloo xoolaat leen seen rajo yi ba mu leen koy wax mus ñoo jote dara dañuy xëmbal nit ñi di nax nit ñi di sëlëm nit ñi waxoon naa leen ko nee naa leen dil bi yàgg na Macky dañ koo def par exemple par erreur ngeen yaakaar non c'était bien préparé par Abdoulaye Wade kon kaso yi leen di tëj yëpp du comédie la dañu théâtre wax naa Ndiawar na xoolaat na dégluwaat la ma bind na ma ko analyser woon depuis 2012 ak 2013 mi ngi ci archive yi dañuy nax nit ñi fi mu toll nii Karim wax naa leen ko dégluwaat leen bu baax li ma leen wax nga dernière sortie bi Sonko def temps yële ba mu ñëwee génnee prison ba mu génnee ñëw naan nañ indiwaat Karim Wade laa ne ko def nga erreur bi nga xam ne dootoo ko delluwaat dootoo ko dolli mukk ca dil ba la woo parce que erreur boobu maa leen waxoon ne leen ne Sonko def na ko mooy bi mu nee na Karim ñëwaat ak waa ji Khalifa Sall ñu jàkkaarloo yaakaar na ne moom loolu gars yi doon ko imposer parce que yéen seetlu leen bi waa ji nekkee ci biir prison ñan ñoo nekkoon ci wetam Aïda Mbodj ak kan ak la Diop la Croix ak kan c'est le même équipe Mame Diarra Fam et puis Mame Diarra Fam ak woon ci wetam équipe yoo xam ne xam na ne ils ont épinglé kii ñu nekk ci wetam di ko jàppale ñoo ko imposé pour mu génn ne léegi na Karim revenir ñu defaat ñëpp ñu jàkkaarloo mais erreur monumentale la def il est d'accord pour primaire il est d'accord pour loolu mën na nekk politique rek ay caaxaan la dafa juum xam nga fu mu juumee mooy li ma leen doon wax ñun duñ gaaw a ay bandi ñoo ñu séq ay bandi ñooy teg seen i dil ñooy def lépp di ñu manipuler ni leen neexe bu ñu ñëwaatee Macky Sall mi ngeen di wax je vous le dis ici il prépare le terrain pour Karim Wade yéen nit ñee fi nekk nag di jaaxaan rek waxoon naa la ko depuis 2013 2012 léegi mu set wecc jóge fële ak Qatar avec ses milliards duggaat en politique te Sénégalais yi gëmuñu dara bu ñu ñëwee ak ay milliards am amul Sonko amul kenn da leen di dóor raafale ñoom ñëpp Macky Sall day dem yoonam bu leen fi gis nga wax naa leen ko fii dégluwaat leen c'est des bandits ay vayu leen xam na la ñuy wax xam nga lan lañ war a def Sénégalais yi ñoo war a am fulla xam ne ñii boobu ba léegi dañ leen di manipuler Abdoulaye Macky Sall li mu fi wax Abdoulaye Wade yaa bis bu nekk nga koy teg sa générique bi teraanga ji mu ko defal yëpp bis bu nekk yaa ngi koy def war woowu mënu koo wore noonu dégluwaat leen bu baax wax ji ngeen xam ne lii mënul nekk wor rek wor ba pare jàkkaar la woon ak Sénégal yi di ko leen laajaat yow daal loolu mooy sa jàngat waxoon naa leen ko 2012 ñëwaat naa tey ñu ngi si 2021 kañ la élection yi 2024 bu sow yeeg poñse bi goloria bi man comprendre duma loolu ba dama léegi dama jaaxal Ndiawar 2024 bu élection yi Allahu rabbi di nga ñëwaat taxawaat Abdou Khadre waxoon na lii yàlla nañ ko fekke du ma ne la déedéet politicien day lu ne yor nekk ñëpp di wax ay bandi lan yoo xam ne plan yëpp lal nan ko ñun ñoo fi nekk rek daw ak a dikk bu ñëwee ñuy caaxaan ndax léegi nii vidéo bi ngay wax nii sànq maa ngi koy xool ci sa poste bi nan lan mën a nekkee affaire hôpital man li ma si dama see xeex ba léegi man dama dem bay waaj a découragé vidéo bi moom xeex bi moom mujj a xeex waa ji tëddoon noonu ci hôpital bi noonu tëdd il est décédé par suite parce que dañ ko ñàkkal fayda
amul rajo ñu ci jëluñu ko ah mais waa këram man wax naa leen mais man du ma demal di porter kenn plainte formé naa benn équipe nee naa gaaw rek yàlla ko tudd yàlla loolu la tudd loolu la ñu tàmm nag yàlla ko tudd rek man moom dinaa xeex mais du ma xeexal koo xam ne bëggul ma xeexal ko yow la ñu rey sa mbokk yow la ñu sàggane sa mbokk yow yaay déclenché boo ñëwee ma jàpp si ànd ak yow ci xeex mais du ma defal kenn naan la nga dem di ëllëg ma commencé ba pare nga génn fa la ñu wax la nga naan man sama fan la gaañoo ay baal naan du ko defal kenn kooku fan la gaañoo Sénégal Louga la gaañoo Louga waaye partagé nga ko sa vidéo bi partagé nga ko ci sa kii ndax man waaw mais damaa bëgg auditeurs yi niy déglu su ma la laajee nga leeral ko ñoom ñu mën ka xam du pour man voilà des fois damay laaj question boo xam ne xam naa ko ba noppi waaye damaa bëgg ñu may déglu xam li ñuy wax lan la mooy Louga la gaañoo gaa yi suul nañ ko pare nañ si déggaatoo kenn du si wax lay te gis naa live bi waa ji ma doon defar live bi keroog bi ma ko wooyee nee naa ko mu ne ma daal waa ji dinaa décédé nii ak nii ma ne ko léegi lan moo si des xam nga plateforme bi ma teg mooy moom bu gisee ne dañ koo def négligence amène tes preuves négligence yi ñu jël jàkkaarloog ñoom wan leen ne lii dootuñu ko may kenn mais sénégalais yi ñoo bëgg lu yomb rek mooy yàllaa ko def yàllaa ko dogal mais léegi nag xam nga booy xaxal koo xam ne lu wax mu ne yàlla la kon discussion moo dul am xam nga ne àdduna bu fekkee ne lu xew ñu ne mbiru yàlla la kon jarul kenn di sonn nan def rek li ñu war a def lu xew discours bi tëj yàlla moo tëj lépp boo ne yàlla rek lépp tëju na day tëju kenn du fi mën a nekk wax ñun nag ñoo war a xam li ñu bëgg xeex ko mais am na yoo xam ne buñ ko bàyyee ñu koy continuer di continuer on duñ dem fenn dañuy wax ba sonn di dem te duñ sonn dañuy sonn rek mais sénégalais il faut que ñu nangu Diop sénégalais yi faut que ñu nangu xam ne am réew bu bëggee am changement il faut que ñu souffrir mosoo gis benn dëkk bu développé te amul souffrance bu fekkee ne am na benn dëkk boo xam ne bi muy jugee ci sous développement ba développé dafa nooy bu amee rek nan ma ko wax man gisaguma si benn il faut des sacrifices il faut que askan bi yëpp nangu nekk seen sacrifice benn génération xeex nangu jël coono yi pour l'avenir man da loolu laa gis tey boobu contribution rek laa amoon pour indi ko je vous remercie leen sant yéen ñëpp am na njariñ lool Sidi Bouye da nga ciy yokk dara bala may yëgale information bi gis nga soxna Rama ci ñi ngi coow ay kuukandeeg ñooñ dafa am ñaari ay jumelle yu tudd Rama Saw allo soxna Rama yaa ngi may dégg waaw maa ngi lay dégg ñaari jumelle yi nga xamante ne à 13 ans la ñu am bac ñoom bi ñu nekkee C1 du mooy 4e def naa la CI la CP C1 mooy 4e mooy lan 4e waaw bi ñu nekkee 4e ñoom ci lañ leen tëbal jóge leen 4e yóbbu leen CM2 CM1 mooy premier C2 defe naa mooy 4e ñoom C1 la ñu jóge muy 4e ñu yóbbu leen CM2 nga xam ne tëb nañ C2 mooy fi ngay defee 3e dem tëb C1 bi ngay defee 2e élémentaire doog a dem CM2 tëb nañ ñetti classe dem CM2 am seen baccalauréat xam nga nag Sénégal ñoom lan la ñu tàmb ñoom wax ay kuukande alors que Aminata ak Rama Sow ay seex lañu seen papa dafa retraité vraiment consacré tout son temps xale yi nekk élève au lycée de Yeumbeul 13 ans la ñu am seen bac lii moo war a nekk ay coow créer ay élite yoo xamante ne nii ñoom ngay tiitaroo bu xale yi gisee ne kii de 13 ans la am ñu teral leen président bi recevoir leen may seen papa kër ordre national du mérite mën a encourager ñeneen takkal leen médaille xoolal teral ñii sax moo gën teral ku nekk concours général barka yonent bi may seen papa kër wala nga may ko terrain soo ko mënul may kër may ko oto takkal xale yi médaille ci télévision bi waykat yi obligé waykat yi ñu way leen bu ko defee da ngay ubbi une concurrence saine boo xamante ne
xale yi dañuy bëgg papa yi dañuy gën a sawar ci seen doom yi di jàng waaye ci moment boobu xoolal population bi lenn rek lay kii ay feeru Kounkandé xar na géej gi benn rappeur benn musicien def benn vidéo naan Kounkandé yow laay xaar fii ñu koy may buzz mooy gis nga gars yu médiocre yi ñoom dañuy jàppalante seen biir jaraaf ba demoon sol lu weex taal tax di ko di xaar yëfu ñàkk fayda moo tax il faut que réew mi am du sérieux il faut que mu am la rigueur ñi ñu war a teral la ñu war a teral Abdou Diouf daf doon wax ne ku def lu rëy am lu rëy waaye léegi ku def yi mbirum jombeek lu ñàkk fayda ñooñu la ñuy yóbbu ci site internet yeeg ci rajo yi kuy wax lu baax ak lu am njariñ comme ni ko Ahmadou Diop di waxee duñu leen déglu ñu ngi félicité man de maa ngi félicité on félicite kay on félicite Aminata ak Rama Sow élèves au lycée de Yeumbeul yi nga xamante ne dañoo am seen bac à 13 ans di ñaan nag seen baay voilà pour montrer que banlieue bi du ñëpp bet seen baay yàlla na fekke seen njariñ yàlla na leen yàlla def ay kilifa yàlla na leen yàlla musal ci prédateurs yi nga nekk ci réew mi nga xam ne ñoo dàq calculer gàttu fa nag deegu ñaaw waaw yàlla musal leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw Sidi Bouya da ngeen pare baal ma de dama doon recevoir ay appel loolu moo tax dugguma waaw ayca kii maa ñëwoon soxna Rama ak soxna ak sëñ Amadou Diop ak kii sëñ Abdoul Khadir waaw nuyu nañ la nuyu naa leen yéen ñëpp di leen sant et puis di leen baalu ak si tamxarit bi baal nañu am kenn ak am nañu yàlla boole baal ñun ñëpp baal yàlla nangul ñu suñu jaamu yàlla yëpp te yàlla jéggal ñu suñu faqastal yi jaana bi yàlla ñu jaaxil na Moustapha sallallahu alayhi wa sallam en tout cas daal c'est seen débat bi daal vraiment niveau bi c'est egg na foo xam ne vraiment allo waaw ñu ngi lay déglu Sidi ma ne ko egg na foo xam ne ñun moom suñu genre bi sax pour ñu participer sax day xaw a difficile mën nga ko demal te puis c'est ça qu'on a besoin quoi parce que voilà quoi soxla ñoo xam ne suñu waxee da ngay xam ne wax ji du waxu làmbatu national dëgg la mais waxu dëgg la te puis nag si lii lañ war a woo Sénégalais ñu adhéré ba pare parce que xam nga xeex bi foofu la parce que il faut pas que ñuy woon nit ñi si ay passion wala yu demee noonu mais nañ leen di woo si dëgg si tamit di ubbi seen xel ñuy accepter di nangu di dëgg yenn dëgg yi di comprendre nit ñi fu ñuy wax ak ñoom loolu mooy tax après ku nekk dina changer sa comportement wante su fekkee ni toujours par violence rek loolu mooy tax toujours ñoom li ñu bëgg ñu koy def parce que xam nga nit li olof yi di wax naan Sénégalais xamul ku tooñ ku fayu la xam tu vois parce que des fois am na kii yenn comportement yi même soo amee dëgg sa gars yi duñu la jox dëgg te tamit xam nañ ni tamit dëkk bi il faut que ñuy comprendre sociologie dëkk bi ñun dañu am ay chefs religieux am ay chefs coutumiers wala yu demeen te ñooñu seen existence la ñuy gérer donc dara lépp lu leen koy yàqal dañ koy falax fële vous voyez donc ñoom pour ñu def yenn discours yoo xam ne apaisement pour que di nga gis koo xam ne sax àndoon na pour si révolutionnement mais comme que gis na ni yenn chef yu yenn kilifa yi wax nañ rek ñoom dinañ baisser les armes mais su fekkee ni nag ñun comme discours yi ñuy kii amul benn sëriñ amul benn chef coutumier bu lay mën a wax noppil parce que xam na ni li ngay wax lu waxu la te loolu dafa war a di continuer di dugg si bopp nit ñi tamit di nangu di adhérer di fekki di déglu lii parce que nañ xam ni moom saaga du faj dara parce que saaga moom du faj dara au contraire dañuy dem ba dañu lay jëppi tu vois te loolu jaru ko te li ngeen fi wax ci côté santé bi c'est vrai gis nga ñoom seen yoon nekku ci allo Sidi Bouya oui waaw acca ñu déglu la ma ne ñoom seen yoon nekkul si problème mu askan wi parce que soo xoolee yenn dépenses yi ñuy def yu prestige yi bàyyi dépense l'essentiel yi mooy hôpitaux yi équipé leen centre de santé ñu équipé leen lépp loo xam ne écoles yi ñu wut ay enseignants yu baax wut ay écoles yu baax et puis si loolu la ñu war a focus ka nekk fii soo xoolee tam même opposition bi tam ñoom seen kaas yëpp lan la ñuy kaas fichier électoral beeg
inscription du loolu mooy dëkk bi quand même. waaw mooy li tax ñi falu ñoom tamit dañuy wut fu ñu faloo di. tu vois donc de ce fait que bon finalement da nga naan ñoom ñëpp. le travail de base la ñu deful dénonciation moom la ñu yaakaar ne parce que dénonciation mooy tax a falu ah. exactement Macky Sall lan moo tax ñu xam ko dénonciation bu mu doon def. loolu di dem wër Sénégal. ànd ak Ablaye Wade di li mu xam ci moom yëpp ci lu bon mu génn ko wax ko. oui. Sonko lan moo ko dugal ci lan moo siiwal Ousmane Sonko dénonciation. lan moo tax ñoom maître El Hadj Diouf ñu xam leen les grévistes yi nekk université les anciens grévistes lan moo tax ñu xam leen dénonciation. oui. ah. donc mbir mi noonu la demee tey nii tey te comme tu dis tey ñoom lañ jël ñu ñuy jiite te ñoo xam ne amuñu benn expérience yu dund lu dul rek chantage. parce que on sait très bien que suñuy grève si grève wuñu pour changer le système dañuy grève juste pour ñu ràññee leen léegi suñuy def partage di gâteau ñoom ñu jox leen seen wàll. parce que soo xoolee syndicat yi fa nekk grève si seen xeex nañ ñu wax rek ban njëriñ la am parce que man damay faral di waxtaan ak ñoo xam ne dañ nekk université wala dañ nekkoon université yoroon foofu ay amical mais suñ lay wax li fa xew. Ndiawar est-ce que yow mën nga comprendre un étudiant bu nekk Sénégal mën a tabax kër. ah yi joxe dépense de. je te dis ah. joxe dépense. bu nekkee bu seendee mën na ko bu nekk. xoolal en tant que étudiant. nga yore amical rek yore benn mouvement nga mën si tabax kër te xoolal ñi may wax su fekkee ñi ngi déglu xam nañ baax seen bopp ñoo xam ne ñenn ñi si ay parti politique lañ nekk. te ñoo xam ne bañ nekk étudiant rek defar nañ seen adduna. wallaay. donc nga xam ne y a un problème. te si côté bi am na ay étudiants yoo xam ne amuñu fu ñu tëdd. parce que ñoom ñi yore amical yi dañ leen jox ay quota. ku ñu neex ñu jox la nekk ku ñu neexul dool duñ la jox nekk. loolu mooy waral ñoom ñuy am seen i dunguru. ñoo xam ne dañ leen di siiral seen i bot pour ñu mën a am lu ñu wut. donc c'est malheureux léegi loolu nag état bi moo ko waroon din mooy def benn fexe ba li nga xam ne moom mooy ressource bi. fu mu war a dem si éducation si santé ñu dem ak si côté sécurité mooy côté police bi ak armée bi yu demee noonu ñu renforcer ko ba nga xam ne yow mi tey sa doom su bëggee jàng doo jaaxle soo feebaree doo jaaxle tu vois côté sécurité doo jaaxle mais tey li ñuy wax nii corruption si tali yi du mës a deñ parce que le problème mooy que policier bi 80 000 lañ koy fay wala 100 000 mu jàpp benn borom oto boo xam ne mi ngi daw oto buy jar 100 millions oto bi amul benn papier waaye su yëkkatee 10 000 jox la sa waay da ngay jël bàyyi ko mu dem yoonam. 80 000 yi waaye bi la. tu vois donc vraiment comme que tey malheureusement li ma déglu lu bëri si kii bi. bëriwul parce que dama doon recevoir ay appel mais tamit bon dégg naa li Abdou Khadre wax xam nga maa ngi keroog ne la kii Goudiry bi est-ce que du nekk Karim Wade parce que le problème mooy gis nga man depuis Idriss Seck ànd ak Macky Sall laa ne tout est possible. tout est possible parce que man de wax dëgg yàlla. politicien daa ñàkk jom loo leen waxal rek mën na ne. man de mënoon naa d'accord ku nekk ànd ak Macky Sall ba mu des Idriss Seck. xam ne ay dil lañu. loolu yëpp mën na ne loolu yëpp mën na ne. man de ba Idriss Seck ànd ak Macky Sall laa ne nag c'est fini parce que man même ba waa ji génnee wax communiqué bi. seules les montagnes ne se rencontrent pas. pour man dama doon rêve quoi soo seetluwee sax même waa ji ba muy wax di tudd turu Idriss Seck da doon muñ. seules les montagnes ne se rencontrent pas. non mais après ñàkk jom bu Idriss Seck wane bi génn naa ay mburoog soow lañu xam nga loolu. c'est pour que des Sénégalais c'est que ils nous respectent même pas c'est que le problème c'est ça parce que am na yéen yoo xam ne soo ko defee da nga war a def profil bas wala jéem a xool na ko wante ñaan mburoog soow loolu mooy ñoo tey mën leen si dara parce que ñoom ñoo yore armée bi ñoom ñoo yore lépp lu tooy li si ñun lay jóge c'est ça le problème parce que ñoom seen doom yi kenn déggugul benn doomu ministre wala doomu député wala doomu politicien bu ñu si jàpp wala bu ñu si blessé amul ñu dëkk ay Kër Massar ñu dëkk ay Pikine ay Yëmbal ki ay Casamance rek la ñuy rey fekk tamit nit ñi nañ def ndox seen bopp yi c'est ça le problème c'est malheureux quoi donc vraiment je vous dis chapeau et puis je vous encourage. juróomi minute nag moo ñu dese juróomi minute ma jox sëñ Moustapha Babou moo ñuy woo ci téléphone bi depuis New York. ok d'accord ñu digg ziar. salaamaaleykum sëñ Moustapha allo salaamaaleykum sëñ Moustapha Babou
waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu sëñ Jawar. waaw salaam ñu ngi lay déglu mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi lay ziar maa ngi tuub bu baax tey jégalu bu yàgg laa bëggoon dugg. mais bi ma nekkoon connexion bi xam naa dafa xawoon a kéemaane tuuti. dëgg la moo tax sax ma mujj obligé woole si téléphone. waaye namoon nañ la waaye fii la ëppee maa la raw ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbooleem ñiy déglu rajo bi ak fu ñu mën a nekk. di leen ziar di rafetlu bu baax a baax liggéey bi. rawatina nag am mbégte lool ci émission bi dellusi gum dellusiwaat. ndeysaan jërëjëf. am na solo ñu ngi lay ñaanal suñu borom gën laa kattanal gën laa. amiin yaa rabbal alamin amiin. gën laa dëgëral ba liñ ci yéene yëpp suñu borom defal la ci lu kaw njort. amiin yaa rabbal alamin. ci am solo émission bi rek Njawar. waaw événement mars yi passé rek. waaw man yàlla dafa dogal mu fekk ma Sénégal. di situation bi kiiwee pare analyse kenn ku nekk génn di analyser ku ne wax. ci la sama xel dem ci macha allah émission yi am c'est la maanaam yow. xalaat yi nga ci doon génne bien avant maanaam li ñu doon wax ci rajo bi lépp subhanallah daanaka analyse yi ngay dégg lépp daanaka loolu la ñuy répété waat wallaay jiitu woon nga leen ci ay ati at ndeysaan di wax maanaam waajin ko seqal ak suñu jëm ak ñu nag moo ko jëkk a wax dictateur émission bi am solo ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax jërëjëf Babou waaw di la ñaanal yow nag dinañ la soxla fan yi parce que dafa am question bu ma ubbi woon altine mu jëm ci mbirum diineeg religion yeeg ak actuellement situation bi ñuy dund bëggoon naa daal fan yi boo amee jot rek nga ñëw ñu laaj la ci ay question ñu waxtaan ci amul benn problème incha allah xam naa xëy na tey émission bi xat na waaw xam naa ñu ngi ci fin bi waaw fii ak jeudi prochain bu fekkee mën na ñëw waaw bu ko defee ñu dalal la parce que à partir de lundi incha allah dinaa commencé di ci deuxième partie bi mooy invité ay nit politiciens yi commencé nañ maa fëgg bëgg ñu invité leen ci rajo bi ñu bokk suñu waxtaan bi. jërëjëf Babou jërëjëf Babou. waaw incha allah salaamaaleykum. ñu ngi lay sant bon du ma la teelu yàgg. comme émission bi jeex na ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf sëñ Dior nekkal ci jàmm. jërëjëf salaamaaleykum. waaw kooku nekkoon Moustapha Babou woon ñu donc yegg nañu ci fin émission bi bëggoon naa ci def sax ay waxtaan yu bëri yoo xamante ne dama ko annoncé woon te jotuma ko def. mais c'est parce que temps bi moo ñu ko mayul te bëggatuñu déborder lu ëpp 1h30 mooy plafond bi suñu sañoon sax 1h lay yem waaye semaine prochaine dinañ commencer invité ay nit ñi ànd ak ñun du ko defee ñuy waxtaan parce que suñu waxtaan rek doyul am na ñu ëpp xam-xam fuuf ak ñu gën a positionné ñu mën a wax ci mbir yi nuy wax. wala waaye démb ji rek ci inondation bi ndeysaan waaw bu ko defee ñu mën koo partager ak sénégalais mu varié des idées variées moom mooy tax sax perception bi gën a parfaite macha allah booba feet voilà loolu daal bokkoon na ci li nga xamante ne bëggoon naa ko annoncer nit ñi di jégalu nag képp koo xamante ne rek dégg nga fi loo xam ne neexu la ak ñi ñu fi tudd te xëy na tudd ay turu nit sax mën nañ cee jël ay bàkkaar ñu ngi leen di jéggalu waaw di baalu àq di ñaan sunu borom yàlla nañu boole baal tam xarit bi tamit moom ñu ngi wax ñëpp déwénati képp koo xamante ne mos nga maa dégg ma tooñ la day maa ngi lay tuubal di la jéggalu tey man mag baal naa ñëpp ñi may bind ak ñi ñuy bind di wax lu ñaaw ak yooyu yëpp baal nañ leen waaye ñu tamit ñu ngi baalu àq ñëpp di sant bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk ak ñun plateau bi tey woote saa su nekk di participer aussi ñu leen di ñaanal yàlla dëgëral seen taxawaay soxna Rama yàlla na la fi suñu borom yàggal te wér yow ak Ahmadou Diop. amiin Diop ak sunu collaborateurs yi nga xam ne ils sont tapis dans l'ombre di ñu jàppale ñoom it ci lu ñu ko mënee. te fayuñu leen sax lu ko jar wala fayuñu leen lu ko jar ñu ñuy jàppale. ñu ngi leen di ñaanal jàmm. Sénégal di wax ne sunu borom yàlla nañu boole ci ñi koy fekkee déwén ànd ko wér gi yaram ànd ko jàmm ànd ko ak jaamu yàlla gu ñu nangu yàlla sàmmal ñu sunu njaboot ji musal ñu ci musiba ak balaa musal ñu ci deegu ñaaw musal ñu ci seytaane musal ñu ci ruubalekat yi ak jaxasekat yi musal ñu aussi sunu ennemi yi nga xamante ne ci sunu biir la ñuy nekk di ñu yàqal en tant que peuple yàlla nañu yàlla musal ci ñoom yàlla teg ñu ci yoon woo xamante ne dinañuy mën a di jaamu yàlla bu ànd ak xel mu dal ak njort bu rafet barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Rama kon ma bàyyi la nga tàggalu ko ba altine incha allah
nga waa dugg nañ ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamina képp ku fi nekkoon di déglu rek foo mën a nekk rek yal na la yàlla ak yonent ba ak sëñ Touba ak sëñ Abdourahmane Bala sëñ Abdourahmane Mbacké wàllu yàlla teggi leen mbas mi di nous vous disons à lundi même heure même jour jërë ngeen jëf et bon week-end ciao. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xamu ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii ñoo fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. man daal du tax nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg-bëgg bopp. yàlla moo ma xëy rek ci loolu ma